tey moom la ñu fas yéene dalal mbokk ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne di la sant ci invitation bi di nuyu sa téléspectateurs yëpp yu TFM di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. jërëjëf di ñaan yàlla ñu waxtaan fi waxtaan bu am njëriñ pour askan. incha allah jërëjëf monsieur le ministre dama bëgg rek ñu tàmbalee ko wàllu Covid 19 bi muy coronavirus bi mbas mi tey bu ñu sukkandikoo ci point du jour bi daanaka mën nañu jàpp ni bi nga xamee ni Covid bi dugg na ci réew mi ak léegi toll na ci juróomi weer. ci juróomi weer yooyu mën nañu wax ni am nañ ci 11587 cas yoo xam ne yu positif la. am nañ ci itam lu toll ci 52 cas tey jii yoo xam ni cas yu grave la am nañ ci 7523 ñoo xam ni wér nañu ci am nañ ci ñoo xam ni itam ñu ngi nekk sous traitement toll ci 3851 mu nekk daanaka nombre bu doy waar ñi nga xam ne ñoo nekk traitement ak ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci cas grave yi te liñ ciy dégg moom mooy cas grave réanimation la ñuy wax ñu gis ni itam lu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci génn àddina bari na man fi may taxawee rek mooy dafa am benn jamono yaakaar naa war na def weer wala ñaari weer ci ginnaaw ministre de la santé génn wax ni war nañu mën a nag def relâchement maanaam bàyyi tere yi nga xam ni tere woon nañu ko ndax gis nañu ne egg nañ ci pic bi ba moom mu justifié ko pic moom mooy foo xam ni bu ñu fa eggee rek ci wàcc la ñu jëm. noonu lañ ko déggee loolu nga xam ni déggoon nañu ko mu wax ko gouvernement bi ñoom mën nañ jàpp ni ñoom ñoo ko wax ndax du loolu moo indi tey jafe-jafe yi nga xam ni askan bi ñu ngi koy jànkonteel ci mbiru Covid 19 bi. jërëjëf Pape jàpp naa ne mbas mi Covid bi 19 comme ni nga ko waxee feebar bu doy waar la. bu jaaxal àdduna yëpp. réew yu mag ñi sax ñuy tuddee ay réew yu mag am doole rawatina réew yu ndaw yu mel ne suñu bos. ma jàpp tamit que ne suñu réew am na ci taxawaay bu mat sëkk chiffres yi nga joxe loolu lu am la. que ne am nañ ci ay cas grave am nañ ay ñu ci wàcc liggéey malheureusement am na ñoo xam ñi ngi sous traitement. mais bu ñu fàtte aussi que ne am na ci ñoo xam ni wér nañ. te borom xam-xam yi dañuy wax ne ñi wér ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ni tey ñoo nekk sous traitement. ñu wax aussi que ne li ñuy saytu ci ñi nga xam ni ñoo am feebar bi. mais cas positif yi aussi ñoo ëpp fuuf. waaw ñi nga xam ni ñoo wér nañu. dinaa ci ñëw xam nga dañu wax ne ñun li ñu def ci test. ëpp na téeméeri junni test. 100 000 tests ak lu am. xëy na am na yeneen dëkk yoo xam ne li ñuy def ci Sénégal li ñu def ci test ñoom defuñu ko. donc xëy na loolu moo tax ñun suñu système boo comparé ñun li ñu am fi ci Sénégal ak li ñu am ci yeneen dëkk yi wax dëgg yàlla metti na mbas bi. metti na dëkku Afrique yi nga dëkku Afrique laay wax. dëkku Afrique metti na. waaye nag ñu dañoo war a sant yàlla ci li nga xam ni moom la ñu suñu borom xam-xam yi téyelee feebar. ministre de la santé jàpp naa ne waxul nañ def relâchement xëy na dañu demoon semi confinement ñu def couvre-feu wàññi dem bi ak dikk bi. nit ñi toog. non xam nga par exemple loolu moo tax loolu la ñu mën a jàppee. relâchement bi mën nañu wax ni par exemple disposition yi ñu jëloon. contre le Covid bi ñu koy lâché loolu la ñu mën a jàppee relâchement. non jàpp naa ne du relâchement xam nga dañu jël semi confinement ñu def couvre-feu wax ne dañuy nit ñi nañu. ci état d'urgence couvre-feu pour mën a contenir maladie bi. jàpp naa bi ñu demee ba nga xam ni nag xam nañ feebar bi parce que boobu feebar bi lu bees la woon. mais xam nañ feebar bi xam nañ li koy joxe mais xamaguñ li koy faj mais xam nañ la ñuy def pour moytu ko te dëkk buy dox day am ñaari tànk wàllu wér-gu-yaram ak wàllu économie munoo continuer tëj nit ñi ci couvre-feu ak état d'urgence bu boobaa di nga faj nit ñi waaye nit ñi nag dinañ loof économiquement. comme ñu ne léegi borom xam-xam yi xam nañ ne feebar bi mi ngi fi xam nañ lañ koy moytoo léegi nañu lever couvre-feu bi lever état d'urgence bi mais à heurtal nit ñi. ci jël les mesures barrières je pense que wax bi foofu la nekk mais pas ñu def relâchement au contraire tey toute la communication du ministère tourne autour de. mais d'accord mais loolu su amul bu fekkente ni loolu amul woon par exemple bu fekkente ni li ngay wax bàyyandiku amul. mais lan moo fi indiwaat beneen discours bi nga xam ne dégg nañ ko ak le ministre de l'intérieur mu indiwaat ko. wax ni nañu refermer
parce que yenn salle de spectacle yi. yenn place publique yi. yenn lan moo ko fi indiwaat yenn plage yi lan moo indiwaat loolu. jàpp naa ne gis nañ ne feebar bi ñu tëjee ubbi am na li ñu tuddee ay cas communautaire yi commencé bëri xamuñu ki am cas communautaire fan la ko jëlee mais jàpp naa ne état bi rôle am mooy mu def régulation boo xam ne ni comme ni ma ko tuddee léegi suñu économie dina mën a dox mais aussi ñiy feebar dinañ gën a néew pour que feebar bi mën a jeex donc jàpp naa ne. feebar bi comme ni mu waxee lu bees la lu kenn xamul lu borom xam-xam ñi di jàng saa su ne même ci faj bi ci protocole sanitaire bi nga moom la ñu utiliser pour faj nit ñi. d'accord dañuy utiliser loo xam ne ni tey. dañ koy seet suba ñu seetlale. mais monsieur le ministre donc bi ñu demee xam la nga baal ma daaneel foofu. bi ñu demee ba foofu ñu xam ne tey feebar bi pour ñu dund ak moom lii la ñu war a jël comme matuwaay ci la ñu jël ay yeneen mesures yoo xam ni par rapport ak li ma wax léegi nga xam ne dund nañ ak feebar bi xam nañ ko xam nañ la ñuy def pour moytu ko donc jàpp naa ne du relâchement parce que tey normalement waruñu def relâchement dañu war a gën a ërtal nit ñi ci sans compter ak mesures barrières yi di takk masque yi di wàññi joxant wàññi dajaloo bi respecter distance yi comme ni ñu koy tuddee ci mesures barrières yi donc li ministre de l'Intérieur wax dafa ñëw en complément pour man li ministre de la santé wax mooy que ne feebar bi am na xam nañ ko xam nañ la ñuy def ba moytu ko léegi nag nañu jël suñu matuwaay pour mën a dund ak moom parce que mënuñu tëj d'accord léegi nañu dund ak moom na ko nañuy ubbi seen liggéey maanaam mën a for dara parce que wax nga ni économie bi daf ci am solo. c'est ça mais li ma ci jaaxal mooy daf ci am ñoo xam ne dañuy fortaatu ñi nga xam ne ci salle de spectacle yi la ñuy fore dara les artistes. nga xam ne bu ñu organiser wul spectacle mënuñu ci génne. bientôt presque 5 mois. bu ñu leen bàyyee ba ñu xaw a laal tuuti ñu bëgg leen tëjaat est-ce que ñooñu bokkuñu ci ñi nga xam ne aussi war nañu mën a am dara. mais loolu moo tax président de la république bi mbas mi amee mu taxawal li ñu tuddee plan de résilience parce que am na ñoo xam ni ci seen liggéey ni mu tëddee faaw mbas mi laal leen muy ñi nga wax nit ñi nekk ci salle parce que salle de spectacle nit ñi ñoo ñëw dajaloo fa di seetaan di am lu ñuy seetaan wala am lu ñuy def te feebar bi loolu lay bañ dajaloo bi loolu moo tax transporteurs yi ñu impacté wu hôtels yi ñu impacté wu restaurants yi ñu impacté wu loolu moo tax ñun suñu gouvernement ñu xalaat ne ñooñu nag état am na fu mu leen war a féete donc loolu moo tax ma gis ministre de la culture et de la communication taxaw ñi nga xam ne ñoom ngay wax nii mais yeneen ministre aussi taxaw ñeneen ñoo xam ni ñoo nekk ci seen secteur ñi nga xam ni impacté nañ leen. non boo waxee taxawu dafay mel ni taxawu bu am solo la. bu am solo la non bu am solo la bu am solo la non monsieur le ministre xam nga lu tax ma ne lu am solo la non taxawu boo xam ñaar rek laa ciy wax. lu tax mu am solo. xam nga turu taxawu la rek. mais li ñu leen jox ci koppar xam nga ni tekkiwul dara par rapport ak li ñu impacté. waaw mais bu ko xeeb Pape parce que ñi ñu ko jox xeebuñu ko. te comme je dis tey boo xoolee xeeb ko moo tax nga leen di dégg ñoom ñu koy wax chaque jour. non je pense que ñoom li ñuy wax mooy forme de répartition bi ñi ma ci dégg ñuy wax. forme de répartition bi la ñuy wax mais xeebuñu ko. parce que ñun tam ñu ngi bëgg a yàgg ci dëkk bi juddu nañ ba toll ni ñu toll mais mësuñu gis état jëye am mu taxaw askanam nii nga xam ni moom la suñu gouvernement taxaw loolu moom nañu ko reconnaître. ndax jëye ju mel ji da nga ko fi mës a gis. masul am te yàlla bu amaat. mais je veux dire que. non attends soo nee mësuma ko fi gis. waaw état taxawee nii lan nga bëggoon. quel que soit. est-ce que da nga mës a gis ci Sénégal bi nga juddoo ak léegi comme ni nga ko waxee. mës nga gis musiba bu mel ni am jëye bu mel ni masul am. xarnu bi ñu nekk jàpp naa ne masul am. mais jàpp naa ne tey nag gis nañ même bu dul jëye bu mel ni mais lu xew état ñëw taxawu ses citoyens des plans de résilience 1000 milliards séddale ko ay askanam loolu ce n'est pas rien boo saytoo dëkk yi ñu wër amul benn dëkk boo xam ne ni du ma tudd dëkk boo xam ni def na li nga xam ni suñu état tey def na ko ci taxawu askanam parce que mbas mi sonal na leen loolu nag li ma doon wax man depuis le début que bu benn sénégalais jàpp ne état dafa war a ñëw wuutu la ci li la waroon ci période bi nga xam ni moom nga toog waaye nag dafay neex ci xol que yow nga nekk ci ab dëkk am jafe-jafe état ñëw taxaw ci sa wet jàpp naa ne bu ñu xoolee tey ñi nga xam ne jox nañ leen ay kit alimentaire ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci wàllu koppar ñi nga xam ne nii entreprise yi jàpp nañ leen ci wàllu pour ñu mën a continuer seen fonctionnement rafetlu nañ loolu et que loolu nañ ko reconnaître quand même que état du Sénégal taxaw na fi mu war a taxaw ci côté citoyen yi ci période bi ñu nekk ni d'accord c'est-à-dire même bu taxawee bu doon kàmb la mën nañu wax ni kàmb gi mi ngi fi ba léegi c'est-à-dire amul dara luñ ci suul nit ñi ngi gën a am jafe-jafe nit ñi pour ñu mën a génn ci seen ay problème mi ngi gën di jafe bu dee dem bi ak dikk bi la ci wàllu transport gën nañ ko serré ni nga xam ne noonu lañ ko fale woon ba nga xam ni itam mën na gën a yomb bu fekkente ni itam ci wàllu spectacle yi la comme ni ma ko waxee jotoon nga gis sax yenn boîte yoo xam ni commencé woon na fonctionner jëlaat nañ ci ay mesures mais loolu ba kañ la ñu jëm ak loolu mais loolu ba kañ lañ jëm mooy balaa nga ne naam ne fa
parce que yow nit ki loo bëgg a nekk ci salle de spectacle loo bëgg a nekk ci activité économique loo bëgg a def mais balaa ngay lool nga dund tey feebar bi fi mu toll nii. ñun ñëpp mais ñoom ci loolu la ñuy dund monsieur le ministre. waaw mais d'accord mais ci la ñuy dund mais balaa ngay loolu li ngay wax ni dafa metti ci mais balaa ngay dund dafa mel ni non li may wax Pape li may wax mooy balaa ngay naan ne fa mooy ne balaa ngay tal liggéey sax da ngay wér parce que soo amul wér. mais lan nga ma wax léegi. yow tey nga ma ci ñaari tànk la war a doxee. mais ci ñaari da nga war a dund da nga war a wér. dëgg la mais attends da nga war a dund. da nga war a wér. ok donc wér bi mooy nga topp sa wér gu yaram ba pare nga soog a yëngatu. donc tey ñi nga xam ni impacté nañ leen ñi nga xam ni mbas mi impact ma jàpp naa ne ñëpp la impacté d'une manière ou d'une autre. que mu nekk liggéeykat bi que mu nekk borom spectacle que nekk borom tool yi parce que boo fekkee yaa ngi ci taax yi bëgg a dellu mu am jafe-jafe donc li am solo mooy ñu xam ne tey dañoo war a balaa ñuy dellu ci suñu sago ñun ñëpp ñu ànd xeex mbas mi. et loolu la nag état bi di woot nit ñi parce que comme statistiques yi nga joxe léegi su fekkente ne nit ñi dañu feebar hôpital yi fees. ñi nekk cas grave bari da ngay am espoir li ngay xeex mën nga xeex ak moom. mais da ngay am yaakaar bi. am nañ yaakaar est-ce que am nga yaakaar ni lii nga jàkkaarloo mën nga xeex ak moom. am nañ yaakaar bi mooy parce que état mi ngi taxaw fi mu war a taxaw. joxe ay moyens 1000 milliards dama laa ne dul ndaw te 1000 milliards 64 milliards et demi ci santé la jëm mais loolu ce n'est pas rien dañ ko nangu ñu jàpp aussi que ne suñu borom xam-xam yi personnel de santé yi taxaw nañ fi ñu war a taxaw wax dëgg yàlla métti na j'en profite pour rendre leen hommage seen ministre le ministre de la santé pour taxawaay bi nga xam ne am nañu parce que feebar bi du xajul sax ci réew yu mag yi waxtu balaa réew yu ndaw yi mais ñu laal bant ñun suñu réew boobu ba léegi ñu ngi taxaw def li ñu war a def jàppale askan wi góorgóorlu ci faj bi pour que bu fi fekkoon ay ñi wér ci feebar bi ëpp foofu ñi nga xam ne ñoo tëdd ci hôpital. bu fi fekkoon ay